koy tàmbaleek li nga xam ne moom moo nekk actualité tey nag ñuy wax fu waxtaanee li nga xam ne moom moo xew ci monde bi sax la ñuy wax commencé ko par fi nga xam ne moom moo nekk Gambie la fa xew boobu ba léegi négociation ya di wëy ñenn ñi wax ne Yaya nangu na dañuy xaar li nga xam ne moom moo nekk déclaration dinañ ci waxtaan ci actualité ak Ajaratu ak Alaaji Njaay Dos mais aussi dinañ dem ba Amérique di fa waxtaanee aussi 45e président bi nga xam ne tey jii Amérique xam na ko ci kaw Donald Trump tey nag mu daal di waat fas yéene aussi tabaxaat li nga xam ne moom moo nekk dëkk ba mu nekk ay promesse am donc dinañ ci ñëw ci ay yaatali leer ak Pape Cheikh Sylla tey moom moo nekk ak invité actualité bu ñu jóge ci loolu aussi desene ba léegi ci Gambie ak actualité web Gambie aussi ñuy wax ci la nga xam ne xew na fa avion ba nga xam ne teg nañ ko di waajal di xaar ki nga xam ne moom moo nekk Yaya Jammeh xamuñu nag ban dëkk la jëm mais daal en tout cas journaliste yi ak avion baa ngi noonu ca aéroport ba taxaw di ko xaar ba xam fan la jëm moom Yaya Jammeh jóge ci loolu nag dinañ seeti aussi yoga ak Eva Nene moom mu ñëw ci exercice yi nga xam ne dafay leen wan nan ngeen di fexe ba raffermir li nga xam ne moom moo nekk seen i cuisse ak seen i tànk loolu aussi dina baax ci ñi nga xam ne bëgg nañ ko wala ñu soxla ko loolu dugg ci beauté ak Miss Beauté moom Ndeye Fatou tey tamit mu leen ni dem seetal leen ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk cordonnier yi maanaam wuude yi muy indi tey dàllu wuude loo xam ne boobu ba léegi tamit nit ñi ngi koy utiliser mu rafet loolu yaaññi loolu ci tànk jigéen ñi nga xam ne ñoom ñoo koy sol tëjee seen show ak musique unaar tey nag muy dalal Kan Diallo mu nekk un talent prometteur ñu fas yéene koo découvrir fii ci seen émission préférée du soir Sen Show loolu nag bu ñu ko dëxëñee moom mooy def seen show tay bi ñu koy tàmbaleek actualité Ajaratu Ndeye Assou Gueye Alaaji Njaay Dos di ci dalal Pape Cheikh Sylla Ajaratu ma leen nuyu yaak Alaaji di la bàyyi ak Pape Cheikh Sylla ngeen fas yéene waxtaanee comme ni ma ko annoncé sànq Gambie ak la nga xam ne moom moo xew foofu noonu ci Amérique. Gambie bon la ñuy waxtaanee luy ay di njàmbat ki nga xam ne nag moo di Yaya Jammeh day demam du dem li ci leer nag mooy ne bari na ay xibaar yoo xam ne nee nañ nangu na ne dafay jógee fi nga xam ne nag moo di ca réew bu Gambie dem ca fa nga xam ne moo di Conakry gannaaw nag ba nga xam ne am na ay déggoo yoo xam ne dox na ci digganteem ak ndaw yi nga xam ne ñoom lañ ñebaloon foofu la ca CEDEAO ca njalbeen ba nag bari na ñoo xam ne it doon nañu sàkku ci moom Yaya Jammeh mu dellu gannaaw kenn ci ñoom Maître El Hadji Diouf nag xam ngeen ne moo jiite coalition contre la guerre amal na ci déclaration nañu ko teewlu. coalition bi xeex bépp guerre ci Gambie mel ni dafa soppi taxawaay Maître El Hadji Diouf di sàkku ci Yaya Jammeh mu jóge ci bopp réew mi lu ni mel nag mu jàpp ni defu ko ndax rek dafa nekkul ci yoon waaye bañ rek guerre am ci réew moomulee mu dem sax bay xamle ne Yaya Jammeh fitam leer na ñëpp te amul kenn ku mu koy wanati. comme gis naa ne ñu bëri dañu taxaw pour guerre bi am te ñun dañ foog ne guerre baaxul fenn benn guerre baaxul te comme CEDEAO taxaw ne moom day guerre mais ñaan Yaya Jammeh di ko ñaan en tant que président coalition contre la guerre mu bàyyi lépp lu mu jàppoon te xam naa man moom moo nekk ci dëgg ndax moom moo topp loi gambienne man faraluma Yaya Jammeh de mais fu élection am ku nekk am nga droit rek dem ci fay max na nekkee benn ni d'accord ma am nga ngor am nga fit dama leen ñaan man El Hadji Diouf président coalition nga bàyyi ndax boo demul dinañ rey nit ñi. njiitu coalition bii di Maître El Hadji Diouf jàpp ni CEDEAO liggéeyam musul nekk te du mës a nekk rek fexe indi démocratie ci réew mu jàpp ni rek taxawaayam ci mbirum Gambie bi day mandargal ni rek dañu bëgg a fexe nu ñu xoqatale kii di Yaya Jammeh. démocratie masuma gis CEDEAO di ko def fenn ba Blaise Compaoré war a jógee nii day yokkal mandaam day laal constitution ba su defoon ne ba fanweeri at ak nangam CEDEAO yoonam nekku ci bi ñu attaqué Mali. yoonu CEDEAO nekku ci France moo ñëw bu CEDEAO daal boobu coow rek. laaj bi ñëpp di laaj kay moo di ndax taxawaayu Maître El Hadji Diouf boobule am na lenn loo xamante ne dina ko soppi ci mbirum Gambie tontu bi nag leer na ñëpp. tontu bi bon tombé waral ay gaaf kenn xamul nu mu tëddee waaye ak lu ci mën ci am daal Yaya Jammeh ay xibaar yu bëri nee nañu nangu na ngir dem bàyyi ci nguur gi nga xam ne moom la ngoyoon. est-ce que amoon na beneen pexe budul dem wala it am na leneen loo xamante ne lu jëm ci wàllu négociation yi dañoo dalal xelam ba pare mu dem. waaw dem moom moo fi sësoon naka lay demee moo doon question bi mais dem moom mënul ñàkk nguuru Yaya Jammeh jeex na depuis bi ñu ko gagné
il est devenu seul au monde. daanaka kenn àndatul ak moom comme Yaya Jammeh jóge ci bopp Gambie loolu yàgg na jóge na fa ci ban anam la fa doon jóge loolu moom moo doon laaj bi ba léegi nag anam yi dese naa leer comme ni nga ko waxee léegi mais El Hadji Diouf il est conséquent avec lui-même je crois que discours am changé wul li mu doon wax démb ba tey foofu la taxaw droit la ñoom ñooy praticien du droit ñoom ñooy spécialistes yi bari na ñu koy diingat ne xëy na comprendre bu baax droit bu Gambie dafa wuute ak bu Sénégal mais moom ay argument am la joxe te argument am yooyu ba tey jógewu ci li mu wax mooy Yaya Jammeh respecté na droit réewam def na recours fi mu ko war a defee luñ ko bañ lu mu dëng ak lépp lu mu mënti def dañoo war a nekk ay légaliste respecté loi yooyu kon li mu ñu bëgg a wax rek mooy doole moo mën dëgg comme doole moo ñëw na Yaya Jammeh dem bon loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy analyse u El Hadji Diouf mais tamit bokk na ci li nga xam mën nañ ci taxaw mooy coalition contre une guerre en Gambie loolu quand même c'est à saluer donte ne manière bi mën nañ ci ñëwaat ci lu bari am na ay dérapage yu bari ci au niveau verbal am na ci ay yoo xamante ni mënoon na si ñàkk loolu c'est du El Hadji Diouf ku koy jàpp noonu nga koy jàppee ku koy bàyyi noonu nga koy bàyyee mais l'idée de mettre sur pied une coalition pour xeex guerre bañ a am fu mënti am loolu lu am solo la ñu ngi fiy fàttaliku guerre en Irak bi mu fi doon waaj a am mais Youssou Ndour defoon na ay tournées au niveau du monde pour guerre Irak bañ a am ak ñeneen ci guerre yu nu mel noonu kon je crois que tey histoire dina retenir ne dafa am ñoo xamante ni xeex nañ pour guerre bañ a am mais ci cappaandaw la li nga xamante ne moom moo xew tey ci Gambie day wane ne au fond kenn bëggul guerre am kenn bëggul guerre am au fond kenn bëggul guerre am te it bu fekkente ne dem na ba Yaya Jammeh nangu ne dafay dem it ay conditions am yu ci bari it daal nañ ko koy nangul. waaw c'est sûr que évolution am na boo xoolee tractation yi bari na ça s'est accéléré depuis bi nga xamante ni Adama Barrow def na prestation de serment am troupe yi daal di yegsi waa CEDEAO ak ñi nga xamante ñoo leen jiite muy Sénégal ñu dugg biir Gambie boobu ba léegi mbir mi dafa accéléré wu gaaw léegi nag bu ñu xoolee diggante bi ñu duggee démb ba léegi ça fait plus de 24 heures xeex amagul dafay war ne encore une fois nit ñi bëgg nañ jàmm ñu ngi koy wut jusqu'au bout léegi lan moo soppeeku ci diggante bi ba nga xamante ni jàpp nañ ne Yaya Jammeh avion ba ma nga fa ca tarmac aéroport ba ma ngay waaj a dem dafa nekk ay négociations yu difficile parce que ay sensibilité da siy am ñii dañoo xëcc taxaw ci benn fànn ne lii mooy am daal di ciy dogu mu jaral leen lu ne ñeneen ñi xëcc ca beneen fànn ba taxaw ne lii mooy am dogu mu jaral leen lu baree bari léegi ñooñu nag boo leen bëggee jubóole boo nekkee ci négociation yu mel noonu da ngay bàyyi xel seen sensibilité maanaam loo ci jël ci ay résultats am na noo koy présenter rek benn camp bi jàpp ne dañ koo léser maanaam dañ koo tuutal wala mu gis boppam daal bu ko defee lépp suuf day demaat ci cere ji nga demaat case départ lépp nekk à zéro moo tax boo xoolee ñiy négocier ils sont très prudents te wane nañ ci maturité boo xamante ni macha allah ñu ngi ciy tudd Sénégal mënuñu ci bañ a tudd Sénégal ci rôle bu prépondérant bu mu ci joué mais quand même il faut féliciter le Mauritanien Abdelaziz le président de la Mauritanie parce que vraiment véritablement investiru na personnellement ci mbir mi. mais bari nañu ñu gëm fi mu nekk nii ne Yaya Jammeh day dem mais Yaya Jammeh aussi njëkkoon na fu wax ne dañ ko gagné mu def revirement bu defoon revirement jamono ji ñu toll nii ne maa doon dematu ba. non ay mag lañu quand même du Yaya Jammeh rek léegi waxtuñu wax Yaya Jammeh boreetul choix bu mu mën a wax. waaw mais xam nga ku mel ni Yaya Jammeh dafa naqari tënk. parce que déjà li mu def ñu gañe la nga ne gañe nañ moo pare mu jéggi nga ñëwaat ne gañ xam nga loolu dafa raar booy xool ci monde bi bu amee ñaar bëriwul ça veut dire bu fekkonte ne day dem ñëpp ji am yaakaar ne day dem ñoo ngi koy xaar ci aéroport ba dem nam demul fu nekk nii bu defaatee woon revirement fu nekk nii. léegi ñaari mbir benn bi mooy minimum de confiance dafa am pour ay nit nekk ay mag ñoo dem Gambie ñaari président Alpha Condé ak Aziz bu Mauritanie ñoo fa dem démb ba tey di waxtaan ak Yaya Jammeh
li nga xamante ni moom moo am comme xabaar moom mooy waa ji joxe na ay conditions d'accord nañ si d'accorduñ si mais pare na pour génn Gambie dafa mel ni nga jóge fii di voyager di jëm Thiès boo yoree sa oto boo ko taalee ci lumière yi ci heure bi ci guddi gi oto bi lumière yi lu mu baax mën na la niital ba 40 mètres sa kanam mais doone man gisuma fii ak Thiès fii ba Thiès xawma lu fi xew kon du ma dem mais 40 mètres yooyu da nga koy dawal après mu niitaraat la yeneen 40 mètres nga dawalaat yeneen 40 mètres nga dawalaat ba ngay yéeg noonu moom mooy àdduna léegi ñoom am na lu ñu joxagum loolu dañ ciy niitu ba yegsi ci li nga xamante ni moom mooy résultat bi leneen li muy indi mooy si diggante fii ak Thiès boobu ngay def mun nga fa taseeg benn obstacle am na loo xam ne boo ko fekkee ci tali bi mu neex la mu neexul la da ngay arrêté mënoo ko jéggi nga dem loolu la ñuy wax obstacle mais am na yoo xamante ni da lay xaw a tardeel benn oto bu la doublé nu mu la warul doublé wala kenn ku jaar fu mu warul jaar kooku da ngay tànk xam nga continuer Yaya Jammeh nag fi mu nekk nii bon baat bi ñëw sama xel moom mooy emmerdeur dans une vie peut-être que pour être un peu familier dafa am ay emmerdeur am ay obstacle dans une vie Yaya Jammeh mënoon na nekk obstacle pour ñu bari bi mu yoree leng yi léegi tout au plus mën na nekk emmerdeur ndaxte dina fa bàyyi benn passif boo xamante ni loolu dina naqari seen xol dina leen metti mais emmerdeur à obstacle différence bi mooy ki lay importuner ci diggante yoon bi ngay dem boo ko tànqamloo mën nga yegg obstacle nag da ngay jàmmaarloo ak moom pour nga continuer sa yoon léegi comme nekkatul obstacle luy tànqal ñi la luy jeexal xol yi la lan mooy solution bi lan mooy tànneef bi gën ci Gambie est-ce que mooy Gambie bi ñuy jëm ëllëg pour ubbi yeneen xët pour dem feneen wala mooy Gambie boo xam ne day ressasser le passé topp benn Yaya Jammeh pour se pourrir la vie loolu mooy la grande question tey. mais est-ce que poursuite Yaya Jammeh nekkul demande sociale gannaaw bi nga xamee ni digganteem ak état bi même bu fekkente ni ñu laaj amnistie totale mën nañu ko defal mais itam digganteem. Alaaji dinañ ñëwaat ci yow ndax dafa mel ni déggin bi demeewu fu noonu ak li nga xam ne moom mooy nekk ñiy déglu mais bu fekkee jot nga comprendre li nga xam ne Alaaji doon na ko expliquer rek ñu yaatal par rapport ak li nga xam ne moom moo xew Gambie actuellement ñëpp di xaar ba xam Yaya dina jël avion ba dem fan lay jëm Guinée wala Mauritanie kenn xamul wala peut-être des choses se sont déjà précisées par rapport ak lancé boobu. waaw li Alaaji wax kon fi mu jëm encore une fois ñoom am na yoo xamante ni pour ñu leeral ko léegi nii day difficile parce que sensibilité yooyu ñuy gérer léegi Alaaji bëgg na ñu wax ci li nga xamante ni du digganteem ak ñi nga xamante ni tooñ na leen waaw diggante ñi nga xamante ni tooñ na leen je crois que am na exemple bu fi am na lu fi amul ci kaw suuf lu ne mënul mësoon na am loo gis lu mu métti am na luñ ko mën a méngaleel lu fi jaaroon ci diggante ay doomu aadama loo gis lu mu neex am na luñ ko mën a méngaleel lu fi jaaroon ci diggante ay doomu aadama moo xam lu ñu dund la moo xam lu nekk ci ay këyit mbiru Yaya Jammeh dama lay jox benn exemple apartheid en Afrique du Sud ñaata at la durée ñaata nit lañ ci faat ñaata destin lañ ci brisé amul waa Afrique du Sud doomu Afrique du Sud luñ ci dajul ci apartheid boobu ci seen suuf ay tubaab ñëw nangu ko noot leen ñun ñëpp gis nañ suñu artistes yu bari sax ci suñu enfance bokkoon nañ ci combat boobu léegi mais Afrique du Sud bi ñu ñëwee bi Nelson Mandela après 27 ans mu nekk prison bu ñëw mu gagné après nu mu doxalin boobu dafa nekk exemple ci réew yu bari dafa ne vérité réconciliation maanaam kenn du nëbb dëgg gi impunité amu fi dañuy waxante dëgg diw yaa def lii diw yaa def lii diw yaa def lii diw yaa def lii kii moo tooñ fii kii moo tooñ fii waaye jubluwaay bi du fayantoo directement mais réconciliation léegi ki nga xamante ne tooñ nañ ko ba tooññat bi ko nan lañ koy dampee ba xolam xaw a dal xaw a giif ki nga xamante ni tamit leneen la naka la ñuy fexee ba ñu dund ñoom
ci Afrique du Sud googu loolu mooy juutal. voilà mais boo jëlee exemple Afrique du Sud. man sama gis-gis ak bu Gambie dafay xaw a gauche. kon ñu jël parce que gisoon nañu jamono yi Peter Botha. Peter Botha bi mu fi nekkee. ak defi na woowu mu doon fi mais Frédéric bi mu ñëwee damay fàtte sant bi mu ñëwee moom moo fexe. Frédéric de Klerk moom moo fexe ba lépp lu Peter Botha defoon ci lu bon. mu fexe moom def lu baax ba apartheid ñu abolir ko fexe itam ba kii di Nelson Mandela génn ñu mën a amal ay élection mu xoolaat lii di constitution bi ba nga xamante ni nit ñu ñuul ña sañu loon yëkkati seen kàddu donte ñoom ñoo moomoon réew ma mënoon a amee kàddu ci doxalinu réew mi ba tax mu gagné est-ce que doxalinu Frédéric de Klerk boobee bokkul ci li tax ñu ne vérité et égalité ndax am na lu fi amoon moom mu jëlee ko fi. quelque part Yaya Jammeh bu doon li Dawda Kairaba Jawara doxale woon Yaya Jammeh dafa ñëw doxalin wi gën est-ce que Gambie mënuñu ko xoolee bët ba ñu war na xoolee Afrique du Sud ak Nelson Mandela ni mu ci doxalee. mais doxalinu Yaya Jammeh instant bii nii dafa nekkoon lu jaxase xol yi ñu bari ci ñoom dañu nekkoon ci guddi goo xamante ni bët setagul léegi nag faw Yaya Jammeh fay bor bi. ok comprendre naa li nga wax. voilà foog mu fay bor bi. ok dafa am ay manières yu bari pour mu fay bor étape bi njëkk d'abord moom mooy Gambie jot ci Gambie jot bakkanam Gambie jot boppam négocier nu Yaya Jammeh génn Gambie. loolu mooy étape bu njëkk bi su may wax vérité réconciliation waxuma jëmmi Yaya Jammeh donc Yaya Jammeh kese yoru woon nguuru Gambie bari na ñu ci àndaloon ñoom xamante nañ seen biir. xam nañ ñan ñoo doon exécuter yi ordre ak yële ordre bu dee fayantoo moo ci topp boo ñu moytuwul mën nañu rëccu mbir mi li am solo moom mooy nga jël de la hauteur nga fexe ba nga xamante ni loolu dootul mës amati ci kaw suuf ca Gambie ab Yaya Jammeh dootul amati Gambie looloo défi bi njëkk bi fexe ba ku mel ne Yaya Jammeh dootul mënati jiite Gambie ci ni ñuy doxawalee seeni institution si ñuy taxawalee seen réew nga xamante ni loolu moom jeex na lu metti la woon lu leen dal dootul amati beneen bi naka la ñuy fexe ba ñoom Gambien yi seen biir ñu mën a dund jéem a dem ca kanam loolu nag dafa laaj ay sacrifice damp ñi nga xamante ni tooñ nañ leen démb mais tamit fexe na ñuy xajoo ñoom ñëpp seen biir. mais c'est ça la difficulté damp ñu tooñoon démb. est-ce que gisoo ni dafay dina metti trop parce que am na ci ay particuliers yoo nga xamante ni dañu demoon Angleterre liggéey foofu indi seen xaalis. mu bari lool Yaya Jammeh teg ci loxo am na ñoo xam dañu am seen kër mu rafet lool Yaya Jammeh teg ci loxo ba ñu bari ci ñoom dañu génnoon daw am na ñoo xamante ni lu ëpp ñaar fukki at génn nañu réew mu. mais li xewoon Rwanda moo gën a métti. voilà li xewoon Rwanda moo gën a métti mais le problème. moom moo di ni ñooñu ñëpp bu leen nguur gi naree damp. te it Yaya Jammeh ci ñetti ponk yi mu wax na ni alalam daf koy yóbbaale. bu ñu xamee ni Gambie lépp Yaya Jammeh la. non loolu day wax réew moo nga xamante ni faw ñu tabaxaat ko kon. lii xaar Adama Barrow jópp la na nekk réew mu yees moo nga xamante ni mu mel ni liir buy soog a juddu bu ñu war a mën a tettee ba keroog muy dox kon lii xaar Adama Barrow lu nar a metti lay doon. lu nar a metti la c'est sûr mais Yaya Jammeh nekkul ci posture imposer li nga xamante ni moom mooy condition yi muy demee day proposer ñi dinañ am lu ñu ko concédeel pour mu nangoo dem pour wut jàmm ji dafa am njëkk. mais du moom mooy imposer ca dëgg-dëgg ci pandaw la ci yan condition lay demee yan bien lay yóbbu ak yan bien la dul yóbbu Gambie ko moom dafa war a delluwaat ci loxol Gambien yi loolu c'est clair mais li may wax mooy li ëpp solo mooy futur li ëpp solo mooy ëllëg Gambien yi juddu tey dans 20 ans ci ban pays la ñuy dund Gambie dans 5 ans ci yan anam lay nekkee est-ce que Gambien bi dina am parce que ñaari mbir la bépp société soxla moom mooy sécurité ak lekk ba suur bu xiifee ñaari mbir yi moo lu mënul ñàkk ci bépp askan est-ce que Gambie dina am sécurité fi mu nekk nii amul sécurité est-ce que Gambien bu si nekk développement humain bi dina toll foo xamante ni boo xiifee di nga mën a lekk kon ñaari yooyu pour ñu relever ñaari défi yooyu nga xamante ni dinañ dem ba Gambie seen besoin du nekkati rek comme africain yu bari looy liggéeyee pour lekk naan fay lu as mais dinañ sax en tant que ay doomu aadama am yeneen plaisir ci kaw suuf yu ñu mën a def dem vacances ak dem yeneen loolu dafa laaj liggéey boo xamante ni doo bari lu lay téye bokk na nag ci li leen mën a téye moom mooy ñu am mettit ñaari yoon bu ñu lay dóor ak kurpañ mën nga yëg mettit bi ci jamono ju ñu la koy dóoree mais mën nga fexe ba doo
am métit ñaari yoon ñetti yoon juróomi yoon nan ngay amee métit ñaari yoon ñetti yoon juróomi yoon mooy ci instant T bi ngay jotee kurpañ bi boobu métti ne da nga koy encaisser mais après psychologiquement mën nga fexe ba nga xamante ni kurpañ boobu doo dund ak moom di wéy mu mel ni mu ngi lay continuer di la dal di nga dem ci beneen étape c'est ce qu'on dit avoir mal 2 fois léegi société gambienne bi nag am na ñoo xamante ni am nañ ay lu metti lu diis lu dal seen kaw en tant que ay société ci kaw suuf exemple yi bari na wax nañu Afrique du Sud wax nañ Rwanda mën nañ wax yeneen ak yeneen ak yeneen mais maturité bi ci war pour waa Gambie ñi diriger Gambie ak population Gambie maturité bi ci war pour ñu defar seen réew pour xool ëllëg tourner page yu Yaya Jammeh loolu mooy défi bi gën a mag. voilà loolu mooy défi bu gën a mag laataa ñuy ñëw ci ak ajaratu ci leneen lu ñu war a waxtaanee mu di Donald Trump dama bëggoon rek joxe exemple boo xamante ni question lay doon Robert Mugabe li mu def ca dëkkam suuf sa nit ñu weex ña tegoon loxo daf ko jël jébbal ko nit ñu ñuul ña moom ñu bari nee nañ moo raw Yaya Jammeh mais askan wa nangul nañu ko loolee ndax jëf joojee mu def ndax yaakaar nga ni. ña Yaya Jammeh tooñoon baro itam bu ñëwee jël seen alal delloo leen ko te attente yi muy tabaxaat Gambie bu yees boo xamante ni doxalinam dina mën a méngoo ak jamono Gambie boo nga xamante ni dictature moom moo fa nekkoon fexe ba la lëntoon ci doxalinu nit ñi mën a deñ ndax yaakaar nga ni jëfin yu mel noonu mën naa tax ab président de la république donte xarañaayam du demee noonu sax mais nit ñi dinañ ko wekk bàyyi ci moom xel ndax jëf yoo xamante ni daf koy jëf muy wekku ci dund ak nekkinu askan waa xamante ni ñoom ñoo nekk ca Gambie. c'est vrai que Adama Barrow moom ñeewuma ko parce que Gambie ni mu ko jëlee ak ci alal ni mu ko jëlee mënul yomb maintenant njiit bu loo gis ku jiite daayira ku jiite mbootaay bu gën a ndaw ku jiite réew. li ëpp solo mooy li ngay def mu lalu ci maandute maanaam ñi nangu ko même boo jël cravache di ko dóor ci nit ñëpp d'accord ni mérité na cravache boobu boo jëlee bonbon jox keneen ñëpp d'accord ni mérité na bonbon bi maanaam équité mënuñuy dàq Yaya Jammeh ne dictateur la doon def lu ko neex da doon jalgati ñëw wuutu ko ba pare di jalgati li ëpp solo mooy maandute googu am équité am la terre gambienne devient une opportunité pour tout Gambien pour toute Gambienne loolu bu ko réussir déjà c'est extraordinaire maintenant li ci des wërsëg bi dolleeku na wala dolleeku la yu mel au moins équité am richesse yi ñu séddale ko ni ñu ko war a séddalee ku si nekk li nga mérité nga am ko qui travaille plus gagne plus ku yaafus tamit ñu xam ne yow yaa yaafus. voilà ñu ngi lay gërëm ajaratu. waaw ñu dem ci mbiru Donald Trump bi nga xam ne doon na prêter serment ni ki tey jii ku mel ni Jammeh di dem keneen ku mel ni Donald Trump di ñëw naka lañ ko mën a analyser. waaw bokkul histoire yi bokkul États-Unis ay institutions li ñu xaw a bokk mooy ñaari personnalité nit ñi. ke ñoom ñaar ñëpp ay nit nañ loo xamante ne. maanaam fii nit ñi di yem duñ fa yem. dañuy dépassé c'est des personnes vraiment atypiques ci seen doxalin ñu débarrassé wu wala ñuy waaj a débarrassé wu ci kenn koo xam ne comme tu le disais tout à l'heure c'est un emmerdeur keneen koo xam ne beneen genre bi mel noonu di ñëwaat. surtout mu yemook Mali bi nga xamante ni en fait foog ma njàmbaas ci question yëpp benn yoon parce que waxtu wi dab nañu Mali bi nga xam ne attentat suicide am na fa CEDEAO di lijjanti mbiru Gambie mu am beneen boo xam ne lijjanti na fa yooyu daal nga dëxañ ko rek ñu tëj. waaw lu am solo la Mali moom xam naa amuñu temps mais li gën a bizarre mooy Mali dañoo am seen cëggalu gi koy tàmbaleeg li nga xam ne moom moo nekk actualité tey nag ñuy wax fu waxtaanee li nga xam ne moom moo xew ci monde bi sax la ñuy wax commencé ko par fi nga xam ne moom moo nekk Gambie la fa xew boobu ba léegi négociation ya di wëy ñenn ñi wax ne Yaya nangu na dañuy xaar li nga xam ne moom moo nekk déclaration dinañ ci waxtaan ci actualité ak Ajaratu ak Alaaji Njaay Dos mais aussi dinañ dem ba Amérique di fa waxtaanee aussi 45e président bi nga xam ne tey jii Amérique xam na ko ci kaw Donald Trump tey nag mu daal di waat fas yéene aussi tabaxaat li nga xam ne moom moo nekk dëkk ba mu nekk ay promesse am donc dinañ ci ñëw ci ay yaatali leer ak Pape Cheikh Sylla tey moom moo nekk ak invité actualité bu ñu jóge ci loolu aussi desene ba léegi ci Gambie ak actualité web
Gambie aussi ñuy wax ci la nga xam ne xew na fa avion ba nga xam ne teg nañ ko di waajal di xaar ki nga xam ne moom moo nekk Yaya Jammeh xamuñu nag ban dëkk la jëm mais daal en tout cas journaliste yi ak avion baa ngi noonu ca aéroport ba taxaw di ko xaar ba xam fan la jëm moom Yaya Jammeh jóge ci loolu nag dinañ seeti aussi yoga ak Eva Nene moom mu ñëw ci exercice yi nga xam ne dafay leen wan nan ngeen di fexe ba raffermir li nga xam ne moom moo nekk seen i cuisse ak seen i tànk loolu aussi dina baax ci ñi nga xam ne bëgg nañ ko wala ñu soxla ko loolu dugg ci beauté ak Miss Beauté moom Ndeye Fatou tey tamit mu ne ni dem. coalition bi xeex bépp guerre ci Gambie mel ni dafa soppi taxawaay maître El Hadj Diouf di sàkku ci Yaya Jammeh mu jóge ci bopp réew mi lu ni mel nag mu jàpp ni defu ko ndax rek dafa nekkul ci yoon waaye bañ rek guerre am ci réew moomulee mu dem sax bay xamle ne Yaya Jammeh fitam leer na ñëpp te amul kenn ku mu koy wanati. comme gis naa ne ñu bëri dañu taxaw pour guerre bi am te ñun dañ foog ne guerre baaxul fenn benn guerre baaxul te comme CEDEAO taxaw ne moom day guerre mais ñaan Yaya Jammeh di ko ñaan en tant que président coalition contre la guerre mu bàyyi lépp lu mu jàppoon te xam naa man moom moo nekk ci dëgg ndax moom moo topp loi gambienne man faraluma Yaya Jammeh de mais fu élection am ku nekk am nga droit rek dem ci fay max na nekkee benn ni d'accord ma am nga ngor am nga fit dama lay ñaan man El Hadj Diouf président coalition nga bàyyi ndax boo demul dinañ rey nit ñi. njiitu coalition bii di maître El Hadj Diouf jàpp ni CEDEAO liggéeyam musul nekk te du mus a nekk rek fexe indi démocratie ci réew mu jàpp ni rek taxawaayam ci mbirum Gambie bi day mandargal ni rek dañu bëgg a fexe nu ñu xoqatale kii di Yaya Jammeh. démocratie masuma gis CEDEAO di ko def fenn ba Blaise Compaoré war a jógee nii day yokkal mandaam day laal constitution ba su defoon ne ba fanweeri at ak nangam CEDEAO yoonam nekku ci. seetal leen ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk cordonnier yi maanaam wuude yi muy indi tey dàllu wuude loo xam ne boobu ba léegi tamit nit ñi ñu ngi koy utiliser mu rafet loolu yaaññi loolu ci tànk jigéen ñi nga xam ne ñoom ñoo koy sol tëjee seen show ak musique unaar tey nag muy dalal Kane Diallo mu nekk un talent prometteur ñu fas yéene koo découvrir fii ci seen émission préférée du soir Sen Show loolu nag bu ñu ko dëxëñee moom mooy def seen show tey bi ñu koy tàmbaleek actualité Ajaratu Ndeye Assou Gueye Alaaji Ndiaye Dos di ci dalal Pape Cheikh Sylla Ajaratu ma leen nuyu yaak Alaaji di la bàyyi ak Pape Cheikh Sylla ngeen fas yéene waxtaanee comme ni ma ko annoncé sànq Gambie ak la nga xam ne moom moo xew foofu noonu ci Amérique. Gambie bon la ñuy waxtaanee luy ay di njàmbat ki nga xam ne nag moo di Yaya Jammeh day demam du dem li ci leer nag mooy ne bari na ay xibaar yoo xam ne nee nañ nangu ne dafay jóge fi nga xam ne nag moo di ca réew bu Gambie dem ca fa nga xam ne moo di Conakry gannaaw nag ba nga xam ne am na ay déggoo yoo xam ne dox na ci digganteem ak ndaw yi nga xam ne ñoom lañ ñebaloon foofu la ca CEDEAO ca njalbeen ba nag bari na ñoo xam ne it doon nañu sàkku ci moom Yaya Jammeh mu dellu gannaaw kenn ci ñoom Maître El Hadj Diouf nag xam ngeen ne moo jiite coalition contre la guerre amal na ci déclaration nañu ko teewlu. comprendre bu baax droit bu Gambie dafa wuute ak bu Sénégal mais moom ay argument am la joxe te argument am yooyu ba tey jógewu ci li mu wax mooy Yaya Jammeh respecté na droit réewam def na recours fi mu ko war a defee luñ ko bañ lu mu dëng ak lépp lu mu mënti def dañoo war a nekk ay légaliste respecté loi yooyu kon li mu ñu bëgg a wax rek mooy doole moo mën dëgg comme doole moo ñëw na Yaya Jammeh dem bon loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy analyse u El Hadj Diouf mais tamit bokk na ci li nga xam mën nañ ci taxaw mooy coalition contre une guerre en Gambie loolu quand même c'est à saluer donte ne manière bi mën nañ ci ñëwaat ci lu bari am na ay dérapage yu bari ci au niveau verbal am na ci ay yoo xamante ni mënoon na si ñàkk loolu c'est du El Hadj Diouf ku koy jàpp noonu nga koy jàppee ku koy bàyyi noonu nga koy bàyyee mais l'idée de mettre sur pied une coalition pour xeex guerre bañ a am fu mënti am loolu lu am solo la ñu ngi fiy fàttaliku guerre en Irak bi mu fi doon waaj a am mais Youssou Ndour defoon na ay tournées au niveau du monde pour guerre Irak bañ a am ak ñeneen ci guerre yu nu mel noonu kon je crois que tey histoire dina retenir ne dafa am ñoo xamante ni xeex nañ pour guerre bañ a am mais bi ñu attaqué Mali yoonu CEDEAO nekku ci France moo ñëw bu CEDEAO daal boobu coow rek. laaj bi ñëpp di laaj kay moo di ndax taxawaayu maître El Hadj Diouf boobule am na lenn loo xamante ne dina ko soppi ci mbirum Gambie tontu bi nag leer na ñëpp.
tontu bi bon tombé waral ay gaaf kenn xamul nu mu tëddee waaye ak lu ci mën ci am daal Yaya Jammeh ay xibaar yu bëri nee nañu nangu na ngir dem bàyyi ci nguur gi nga xam ne moom la ngoyoon. est-ce que amoon na beneen pexe bu dul dem wala it am na leneen loo xamante ne lu jëm ci wàllu négociation yi dañoo dalal xelam ba pare mu dem. waaw dem moom moo fi sësoon naka lay demee moo doon question bi mais dem moom mënul ñàkk nguuru Yaya Jammeh jeex na depuis bi ñu ko gagné il est devenu seul au monde daanaka kenn àndatul ak moom comme Yaya Jammeh jógee ci bopp Gambie loolu yàgg na jóge na fa ci ban anam la fa doon jógee loolu moom moo doon laaj bi ba léegi nag anam yi dese naa leer comme ni nga ko waxee léegi mais El Hadji Diouf il est conséquent avec lui-même je crois que discours am changé wul li mu doon wax démb ba tey foofu la taxaw droit la ñoom ñooy praticien du droit ñoom ñooy spécialistes yi bari na ñu koy diingat ne xëy na